cette deuxième manche, nous sommes en compagnie de Nafissatou Fall pour parler justement diète. Aujourd'hui, principalement, on tend vers le magal. Il faut savoir ce que l'on mange. Nafi noo def. maa ngi lay nuyu madame Touré. di la ziar ci weeru sàll wi nga xamante ni moom la ñu dëgmal di nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa bokkal plateau Germaine maa ngi lay nuyu Rokaya maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu suñu invité bi di madame Dia coach en nutrition. donc di nuyu itam ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan moo xam ci réseaux sociaux yi mbaa ci télé bi rafetlu ànd bi ak kóolute bi madame Touré comme ni nga ko waxee donc dañuy waxtaanee. Comme nous sommes Madame Touré, c'est pour Monsieur Touré à la maison quand même. Moi, je suis Asma Khadija Ngom, des médias, justement, présentatrice de Soubetel. Ne suivez pas la cadence de Hassan Sek. D'accord, Asma. Très bien, merci beaucoup. Comme nous avons donc, nous avons ci wattaayu magal gi wala ñu ne 18 safar te buñ ko tuddee Asma suñu xel daal di dem ci bernde muy repas de réjouissance bi nga xam ne Khadim Rasoul moom la digle ñu koy santale li ko dooree ginaar ba gëlem Asma. Très bien, Inch'Allah Rabbi dinañ ko gën a yaatal. Germaine Barros pour parler éducation tous les mercredis. Bonjour. Bonjour Asma Khadija Ngom. Voilà, merci beaucoup quand même. Hein, mon identité. di nuyu Rokeya di nuyu Nafissa ak madame Dia bi di invité wam di nuyu fidèle téléspectateur u Sen TV di nuyu itam Asma ki nga xamante ne mooy moo Cissé nekk fële ca Sicap Rudis moom mettre en tenue mood bu yàgg bi di jaajëfal ñëpp ñiy seetaan ci application bi ci télé bi di am mbégte comme mercredi bu nekk di teew tey ci plateau Soubetel. Très bien, mi ngi doon madame Dia, nutritionniste, coach en nutrition. ñoo ngi koy dalal ak jàmm dala ziar ko ba pare nag bàyyi ko incha allah mu feggoo ak Nafissatou Fall ci waxtaan gi incha allah rabbi. jërëjëf Asma merci pour invitation bi maa ngi leen di nuyu di leen ziar. Très bien mi ngi noonu ñu àddu nag tàmbale ko ci ki nga xamante ni moom moo di Rokhaya Dieng pour Soubetel et madame Cissé pour monsieur Cissé donc justement la thématique du jour mais c'est vrai il faut garder son identité professionnelle surtout. Alors on parlera de Magal de Touba, solidarité et partage. Voilà Asma comme ni nga ko waxee màggal bi temps yëpp dañuy ñëw ci safar bi ndaxte moom mooy li nga période bi nga xam ne ñëpp dañuy yàkkam ci nekk ci préparation yi pour waajal le grand màggal de Touba képp kuy jullit comme ni nga koy waxee da nga war di sant képp kuy mbindeef da ngaa war di sant yàlla donc muy murit muy tijaan ñeek ñaseen ñeek laaye ni ñëpp dañuy waajal bés bu sell boobu ndaxte bésu màggal la mooy ñi nga xamante ne dañuy waajal pour dem commencé woon nañ ko wax leen naka ngeen di def pour bàyyi xel côté transport bi mu bañ a metti lool ci yéen waaye aussi bu fekkente ne waajal ngeen dem booy dem Asma dafay baax nga yóbbu dara man bëgg naa kuy dem daal di yóbbaale mbuus moo tax ci loolu la ñuy ñëw wax parce que boo nee màggal boo demee dañ lay bernde boo demee comme ni ko Nafissa di waajalee léegi gëléem yeeg ginaar yi xar yeeg yàpp yeeg lépp la ñuy génnee donc pour lan bernde ñi nga xamante ne ñoom ñoo jógee dëkk ak dëkk pour célébrer li nga xamante ne moom mooy le grand màggal de Touba moo tax nag dañ ci def taxaw seetlu xool askan wi lan lañ ci wax booy dem da nga war a yóbbu dara lu am solo la ñu déglu leen te ñëwaat. sant sëñ Mountakha Mbacké bu baax di ko ñaanal mu yàgg lool te wér di ñaanal nit ñi nga xam ne ñoo war a dem ci màggal ñu dem ci bismillahi rahmaani rahim ñibbisi ci alhamdulilahi rabbil alamin waaw Touba moom xam nga ku fa dem maanaam moom ci boppam Touba ci boppam moom moo mel noonu ku fa dem boo màggalee doo bëgg daal di ñibbisi loolu moom dëkk ba ci boppam moom sëñ Bamba moo waral loolu moom moo fa def loolu dem fa moom ñibbisi ku fa demit doo bëgg daal di gaaw a ñibbisi moom boo sañoon da ngay ñëdd màggal gi dem ba màggal gi jar dàgg nga door a ñibbisi xam nga màggal gi moom da di loo xam ne maanaam sëñ Bamba ñëpp la demaloon ci géej bu tukkee ba ñibbisi maanaam moom ñëpp ca la ku ne war na cee gis sa bopp nekkul ngay waaw nekkul naa dem rek màggali ci ku ko man nekkul naa dem rek màggali ale naan ci kafe yi même ña nekk ci àll ba sax danañu waaj si képp lay kattan liñ man bu doon li ñuy indi benn gallu dugub sax nañ ko indi indaale ma ko nga xam ne tey loolu suñu ko indee dina mën a bokk ci xiwal yi ñuy xiwloo waaye tam màggal kenn ku ne da nga cee bëgg a bëgg am yiw bu damay dem gane ci nit ki rek nga jël sa jamono yëpp yóbbu woo dara mais tey booy dem nga préparé sa ñaari keesi boisson yóbbaale ko sax loolu yow da ngay am ci yiw nekkul ne tamit boo ko amul rek kiiwul parce que Touba moom ñoom laajuñu loolu waaw ñoom moom
loolu du seen problème waaw mais l'essentiel que daal boo ko yoree tamit moo gën boo ko yorul tamit nag mën nga dem noonu. am na ñu koy def nag waaye koo gis mu def ko ñi nga xam ne daal ay taalibe Sëñ Bamba la ñi ko doonul sax bu ñuy dem ci kër yi dañuy yóbbaale seen i matuwaay ci ku ko man waaye boo ko mënul nag ña nga fekk si ñoom boo ñëwee lu ñu man rek danañ def ba def safaan wa lu kawe seen jot loolu moom borom màggal génn mel. tey jii booy dem fekk man ma dëkk Touba nga ñëw wàcce wàlle ma saaku soble jàppale nga sëriñ waaw mais da nga ñëw rek toog lekk ka daan ba ñibbi ka ñibbi am na ñoo xam sax ñu ñibbi dañu laaj paas loolu nga xam nga ne moom xaw na doy waar waaw wax dëgg yàlla kenn ku nekk daal dafa war a liggéey sëñ bi te liggéey sëñ bi mooy bu bis bi ñëwee loo man lu mu néew ne bu bañ koo xeeb rek nga def ndax sëñ bi nee na lay commencé ci ginaar ba ci gileem kon tey jii boo amee saaku soble am nga yéene jënd gileem wala nga jënd nag boo ko mënul tamit boo demee nga jàpp ci liggéey bi rek bañ a def sa bopp gan parce que loolu liggéey da nga koy fayoo foofu. li ma leen di yebe daal mooy ku ciy dem nga ànd ak yar ak i teggin ànd ak comportement bu baax ni ko suñu. Aïcha mi ngi doon kon nag Rokhaya askan gi lii la ñu wax. yar ak teggin bi moom la ñuy jiital merci beaucoup waa Régie Team Choc yéen moom kenn du yéen Asma dégg nga li ñu wax dafa am solo ndax da ngay gis koo xamante ne dafa yàkkamti dem fa muy dal te parfois sax du prévenir du wax ne man dinaa ñëw ànd ak Asma ànd ak Germaine ànd ak maman du lim nombre de personnes bi nga xamante ne ñoom lay yóbbu kër jàmbur donc loolu aussi dafay tax moom mu gën leen mën a waajal na am ñoo xamante ne dañuy bette nee nañ gan kenn du ko bett vrai que Touba nag moom dafa nekk dëkk boo xamante ne ñëpp macha allah dañoo noo munti toll foo dem ñu daal di lay xajal place même bu fekkee dañuy wàcc seeni lal mais li nga xamante ne moom moo gën a rafet li nga xamante ne moom moo gën a nekk bokk ci savoir vivre mooy bu fekkee da ngay dal kër jàmbur da nga koy woo aviser ko ne ko di nga ànd ak telle personne bu fekkente ne da ngay dem bu fekkee mën nga ko aussi nga yóbbaale dara du ñëpp nag ñoo ko mën mais bu fekkente ne mën nga ko yóbbaaleel dara mën nga yóbbaale pack d'eau wala nga yóbbaale soble wala nga yóbbaale laaj loo yóbbu daal dafay baax ndax gis nga matin ba guddi dañ leen di berne donc yooyu dafay metti ki nga xamante ne moom mooy borom kër gi même bu ko waxee bu ko waxul dafay def ngir yàlla mais aussi dafay baax ñu ni tamit ñu ci dugal suñu loxo solidarité ak partage bi foog ñu ko yóbbu fépp fu ñu dem ñi nga xamante ne aussi dañuy dem ci kër yu mag yi nga xamante ne dañ leen jël en charge ñooñ parfois dañuy xaw a bàyyeeku même bu fekkee mën nañ ko sax da ngay gis yoo xamante ne ay directeur de société lañ wala ay jigéen ñoo xamante ne ay commerçante lañ ñu am weccet mais bu ñuy dem dañuy xaw a nay googu nañ koy bàyyi ndax booy dem comme li ñu wax rek nga yóbbaale ci as tuut bi nga yor bu fekkee denc ay millions ak ki nga xamante ne portefeuille am la yor def ci quelques billets wam donc ñoo war a mën a yem ci li nga xamante ne moom nañu war a dépenser bu ñuy dem ci màggal ndaxte xel rek moom mooy nit boo amee lu bëri nga am lu tuuti war nga xool li nga xam ne war nga ko mën a participer ci kër gi pour bañ a lor fi nga xamante ne moom ngay dal bokk na ci xel bu fekkente ne amoo wala ñi nga xamante ne ñu ngi ci kër yi jigéen ñi parfois dañuy dem rek defaru rek toog mel ne man dañu am benn njëriñ ñooñu tamit mën nga jàppale fi nga xamante ne foofu nga nekk foofu nga dal ca dal ba nga nekk mën nga leen jàppale ci activités yi ñuy def ci raxas beeg ménage bi bale bi donc lépp même savon liquide sax bu la neexee mën nga koo yóbbaale ndax gis na defar bi nga xamante ne moom la ñuy defar pour mu set gan yi mën a am espace mën a dund ndaxte nekk na bërëb bi nga xamante ne ñëpp a fay daje ay nit yu bëree ñoo fay daje donc war nañoo jël suñu ay matuwaay bu baax a baax pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy quitté ci région yi ci ville bi wala jóge ba Europe uniquement pour ñëw ci li nga xamante ne moom mooy màggal bi li nga xamante ne daal c'est à noter tey Asma mooy booy dem fenn da nga yóbbaale dara pour mu gën a rafet dafa bokk ci savoir vivre. Très bien merci beaucoup Rokhaya Dia mi ngi noonu kon nag moomu Aïcha mi ngi xaar laata nag ñuy wëyandil ak Nafisa ngir gën a yaatal waxtaan gi dañu lay bàyyi rek nga tàggatoo ak téléspectateurs yi ngir mu mën a dikk laata ñuy dugg ci ñoom. voilà tàggu naa leen bu baax a baax Asma merci Germaine li ngeen di waxtaanee dafa am solo ci berne mais grave maa ngi koy suivre ak sama téléphone ak ni mel ne ñun donc dafa ma bàyyi place maman ñëw jaajëfal leen bu baax a baax maam Sidi Bakary képp koo xamante ne yaa ngi suivre actuellement ñu ngi leen di jaajëfal. Très bien à mardi inchallah. À demain jeudi. ah jeudi oui. non dama naroon dem Touba Asma dama naroon tàllal daal mais garaawul bàyyi ba ñëw suba. xel ba yéeg na Aïcha mi ngi noonu ñu àddu rek ci nutrition maanaam culinaire ànd ceeg Nafissatou Fall et sans plus tarder on reçoit maman Aïcha. Aïcha mi ngi noonu maman Aïcha ñoo ngi lay ziar bu baax a baax di la dalal ak jàmm ci suñu biir.
maa ngi leen di delloo ziar Asma Khadija di sama caat mi nga xam ne moo fi jógee léegi moom dafa sàqami sama lañ ci nag elle m'a marché sur la langue donc macha allah di nuyu Germaine Barros di nuyu Nafissatou ak ganam di leen ñaanal jàmm askan wi nga xam ne ñoo jàkkaarloog ñun téléspectateurs yi di ñaan yàlla itam ñu yeggalik jàmm. Machallah, Inch'Allah Rabbi, yalna yalla motali yene bernde magal avec le coach en nutrition Madame Diane Khadi pour parler justement des excès de graisse en général et de sucre qui se passent pendant le bernde. On en oublie la nutrition parce que le bernde et le touba même nous emporte dans la sphère religieuse. Exactement Asma donc ñu ñëpp xam nañ ni le gras sera au rendez-vous voilà moo tax tey ñuy dalal suñu coach en nutrition bi di Madame Dia donc ñu fas yéene waxtaane li jëm ci berne yenn conseils yu ñu mën a jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy dugg ci waañ bi tey Madame Dia lan ngay ñaax ñi nga xamante ni ñooy nekk ci biir waañ bi ci li jëm ci condition de stockage yeeg condition de conservation li jëm ci ñam yi ak ndawal gi ndax ñu ñëpp xam nañ ni bernde yi déjà day tàmbali njaboot bu nekk dina dugg commencer toggal gan yi li ko dalee avant màggal ba jëm ci jour bi ñooñu yan conseil nga leen di jox ci li jëm ci dencum ñam yeeg ndawal gi. jërëjëf Nafissatou maa ngi lay remercier encore ci invitation bi di leen nuyu yéen ñëpp effectivement moment de réjouissance lay nekk ñam ñi dina bëri lekk bi dina bëri incha allah première recommandation ma bëgg a def rek mooy effectivement ci wàllu dencum lekk bi c'est vrai que c'est important pour que lekk bu nekk fi mu war a nekk ñu denc ko fa maa ngi xalaat par exemple lépp loo xamante ne ci wàllu ndawal lay nekk dafa war a nekk fu sedd dañ nekk ci période bu tàng donc buñ dul denc ñam yi fi ñu war a nekk mën nañ soppeeku te buñ soppeekoo tam mën nañu indi ay problème ay gàllankoor bu fekkee ne ay soow la ak yu mel noonu produit frais dafa war a nekk fu sedd li ci wàll nekk aussi ay jus locaux yi ñuy defar par exemple yooyu tam war na di mun a nekk fu sedd parce que dafa am suukar day fermenté ak tàngaay bi donc yooyu tamit après buy beeg bisaab beeg yooyu mën na ñëw soppeeku donc première mesure bi may bëgg a wax c'est ça c'est que vraiment nañu jël mesure yi nga xamante ne li war a nekk fu sedd ñu denc ko fu sedd ba moment bi ñu koy soxla pour togg ko. Exactement Madame Dia li jëm ci wàllu temps de cuisson bi aussi dafay am solo ñu waxtaane ko lan nga si mën a dolli ñi nga xamante ñoom ñoo nekk ci biir waañ ci ndawal gi ñu ko war a toggee man temps la war a def ci taal bi ñooñu lan nga leen di wax tey. Alors je pense que Sénégal dañuy am tendance souvent di togg de trop. Donc en général pour ndawal bi du nekk problème vraiment suñu togg day yàgg day bax lu yàgg bu dee saaf dañ koy saaf ba mu xonq donc en général bu dee pour ay question ndawal ak yooyu nekkuñu comme peuple yi nga xamante ne dañuy tàmm di lekk loo xamante ne ñoru taxu ko ñor noonu un peu saignant on aime bien togg ko ba mu ñor donc je pense que côté boobu noonu duy bare difficulté mais nañ ci bàyyi xel beneen bi nga xamante ne mooy important mooy bu fekkee dañ ciy togg ay légumes par exemple foofu temps de cuisson bi day ñëw important parce que noonu la ñuy munee sauvegarder denc ferñeent yi nga xamante ne moo war a des ci ñam bi boo jëlee carotte baxal ko ba mu nooy nepp nga xamante ne boo ko servir mu tas ça veut dire que moment boobu dara nekkatu fa ouais yëpp day disparaître daanaka bu surtout bu yàggee ci taal bi ñu dañoo bëgg lu xam nag waaw c'est ça dañoo bëgg lu ñor ba xam day ñor ba xam dañ koo bëgg de tant que ñuulul rek kontaan nañu nekkati baaxul lool non baaxul déjà bu fekkee ne yàpp par exemple dañ ko togg ba mu xam loo togg ba mu xam rek yaa ngi indi ay mooy li ñuy wax ci français composé potentiellement cancérogène c'est-à-dire que togg bi dafa yàgg torop day am ay réaction yuy am ci wàllu structure u ñam bi ni mu tëddee dafay mujjee soppeeku finalement nekk indi yeneen en fait te yooyu bu ñu koy tàmm di lekk tout le temps mën nañu gàllankoor bu fekkee yàpp bi dañ koy lakk aussi par exemple day nekk aussi un problème dañuy lakk ba mu ñuul donc ça veut dire que moment boobu tamit kii lakk war na soreel xal bi ak li muy lakk parce que bu koy lakk ba mu ñuul loolu tamit partie bi nga xamante ne dafa lakk boo koy lekk loolu tam mën na la indil ay problème exactement Madame Dia donc waaye itam il faut que ñu ñaax tamit ñi nga xamante ni ñooy gan yi ci surtout ñi nga xamante am na ñoo xamante ne ñoom dañuy am daanaka yenn maladie cardiovasculaire yi wala lu ci mel ni diabète donc ñooñu aussi lal nga leen di ñaax ñoom ci ni ñu war a lekkee ñam yi
ba nga xamante ni du leen indil gàllankoor ci seen wàllu wér-gu-yaram. alors nit bu nekk da nga war a xam sa bopp su fekkee ne nit ki xam na ne dafa am problème mu hypertension. moo si boppam xam na ne dafa war a wàññi xorom. ki xam ne dafa am problème mu cholestérol ak yooyu. war na xam na ne dafa war a wàññi diw donc ku nekk tamit mun nga profiter ci situation bi vraiment réjouissance la donc nga réjouir daal nga bëgg mais ngay bàyyi xel sa bopp. ci ñiy togg déjà la bëgg a njëkk a waxtaanal en fait c'est que moment bi nga xamante ne ñu ngi togg ndawal bi. yàpp xar dañ ko sopp Sénégal. yàpp xar dafa niin par boppam. c'est-à-dire balaa ngay def diw sax xam nga ne dafa niin booy doloon tey yàpp xar tëj ko ci cin bi. cin bu tàng rek teg ko noonu boo toggee tuuti rek di nga commencer gis ne muy génn diw. te defoo si sax dawlin. donc dafa niinal boppam. donc yàpp bu mel noonu par exemple baax na ñu koy muusal par exemple moom kese mais bañ ko di koy saaf wala di ko rosi parce que am na diw. ci proportion yi mën nañu yokk ginaar gi wàññi xar bi par exemple. parce que ginaar dafa nekk li ñuy wax viande blanche. viande blanche yi ñoo gën yàpp bu xonk bi parce que justement ñooy indi moins de gras notamment. donc dawlin bi ñu wàññi ko ci soos yi. mën nañ defar soos boo xamante ne du ko tax a niin de telle sorte que ki nga xamante ne feebarul sax. moom déjà dina mën a lekk normalement. alors je parle même pas de ki nga xamante ne dafa am diabète am hypertension wala am ay maladies cardiovasculaires kooku tam dina mën gis boppam. ci lekk bi. lekk normalement. te du gàllankoor kenn. Justement ñu dañuy nemmeeku ay am yaram am loxo wala di am hanche wala di am biir. en général kon bu ñu sukkandikoo ci li ngay wax coach mooy que ci suñu lekkin ba moom mooy def défaut ba tax ne feebar yu sew sewaan yi di ñu dab yu bëri. suñu lekkin ak suñu dundin. c'est vrai que pendant longtemps suñu critère de beauté ñun africaines yi sénégalaises yi. c'était jongoma. foog nga jongoma donc c'était ça hein, il faut que les choses soient fi ñu war a nekk bien placées. et en fait on se rend compte que am forme bu rafet ñëpp ko bëgg ah. mais l'essentiel c'est que mu ànd ak harmonie te mu ànd ak santé. am na li ñuy wax ñun waa nutritionniste yi mooy indice de masse corporelle mooy rapport bi ñuy def entre sa poids. ak sa taille. ku nekk dafa am foo war a nekk pour nga nekk ci sa poids wér-gu-yaram boo ko dépassé peut-être que yaa ngi dugg ci zone à risque. donc loolu Asma war nañ di ko bàyyi xel mais je pense que mu ngi changé jeune femme yi léegi bëggatuñu yaram. xam nañ ne yaram problème rek la leen indi surtout bu ñuy jëm mag. donc loolu tamit c'est important. exactement madame Dia tey jii aussi lan nga mën a joxe comme conseil lu ñu mën a naan wala lu ñu mën a lekk loo xam ne dina yombalal gan yi seen digestion ndaxte voilà bu ñu lekkee par exemple ndawal gi xam nañ ñëpp dafa diis donc lan moo mën a faciliter tey ñoom seen digestion ba xam ne dinañ gaaw a reesal. waaw bu ñu lekkee ba pare effectivement defe naa reesal bi day ñëw nekk quelque chose de si important. mun nañu utiliser suñuy produits am nañu ngun-ngun. nañu naana. citronnelle daf fii sax. jël ko rek def ko benn infusion waxuma baxal. infusion mooy tàngal ndox ba mu tàng. raxas ba mu set def ci biir bàyyi mu infuser ñu daal di koy servir. loolu genre infusion la yoo xamante ne dafay aider à la digestion. et puis day fekk ne lekk nañ lu am diw donc naan lu tàng mooy gën ci ginnaaw bañ a naan lu sedd. loolu boo naanee lu sedd après nga lekk lu xaw a am diw loolu tamit du yombal digestion bi. donc mën nañ def infusion bu mel noonu buñ ci mënee bañ a def suukar évidemment moo gën. parce que mën nañ ko naan noonu rek là au moins dinañu mën a permettre vraiment. ñu mën a digérer jël aussi kaasu ndox pàccal ci tuuti limon wala def ci tuuti dinjeer loolu tamit dina aider vraiment pour digestion bi te buñ nit ki lekkee ba pare dina doon loo xam te ne mën na ko jël. exactement madame Dia wax nga lu am solo surtout que nga xamante ni jour màggal gi dañuy fanaane jàng alxuraan ak xasida donc dafay am solo ñu naan infusion yi su ko defee li nga lekk mën a rees Asma. Merci. donc madame Dia ñu ngi lay remercier bu baax ci sa contribution ak conseil yi di am yaakaar que dina jëriñ bu baax ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan ak ñi war a jëm dem Touba fas yéene màggali incha allah. merci beaucoup. Merci en tout cas voilà de votre visite parmi nous vous avez éclairé nos lanternes. bàyyi naa lekk yàpp bu ñor ba xëm bi bàyyi naa ko. damay bàyyi ba xaw a sañe tuuti jar na bàyyi de te nag à partir d'aujourd'hui le mouton je ne le cuisine plus avec de l'huile faites comme moi prenez vos leçons merci beaucoup en tout cas madame Dia. merci beaucoup Asma. ñu desandi ba tey ci màggal gi jox la ngay maman Aïcha bu ko defee mu waxtaanal ñu ca bërëb bu sell mi nga xamante ni moom moo wootee bernde gi ñuy waxtaanee ba tax nag ñuy te jigle tegtal ngir nit ñi xam ne ñuy toogee yaay booy noo def.
sant alhamdulilah Asma Khadija. di sant di ziar nag ñi nga xamante ne ñoom laa fekk fii encore une fois. di ziar nag ku tedd ga nga xamante ne moo nekk ci Touba moom sëñ Mountakha Mbacké Bachir ñuy ñaan yàlla yàggal ko sunu kanam may ko wér. ñu yàgg fekkee li nga xamante ne moo di ay màggal li nga wax rek la ñuy def. sànq caat junduñ na ko moom Rokhaya madame Cissé dañuy des Touba daal di xool waxtaanee maanaam doole li nga xamante ne rek moo di xalaat ci ñiy jëm foofulee ci bërëb bu tedd ba kon duñ ci sori Germaine dañuy dem rek am na benn soxna boo xam ne waxtaan naa ceeg moom muy waxtaan boo xamee ne rek dañuy ànd ak kii di Maam Sidi moo nekk ci régie bi mu daal di ñuy jukkil rek waxtaan bu gàtt bi ma jokkoo ak soxna Maimouna Bass. ñu taxaw tuuti ci gan ñi nga xamante ne ñooy ñëw Touba daal di fas yéene màggal si ñooñu ban taxawaay la ñu war a am. waa asalaamaaleykum Adja maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp ndax dama defee ne yow da nga ñëw si dëkk bi am nu mu tëddee ñëpp di ut si xéwal ak jàmm. bul nangu yow ña ngi fay fekk di ko jël si yow danga koy def comme sa kër def ko comme sa dëkkuwaay xamit ni ne sa sëriñ nga fekk si sëriñu ñëpp nga fekk si bu ñëpp bëgg bu ñëpp di ut si ñoom ñaan boo ñëwee li ma lay njëkk a ñaan yow egsi nga si meeku takk sa ndigg laxasaayu waaye nga ñëw dal si biir kër gi ñu la dara bu rafet bool yi di dugg di génn caakir yi di dugg di génn lépp di dugg di génn ñu di la bendel ba mu jeex dañ lay neexal bay jooy pour nga lekk nga am jomm nag laxasaayu dugg si waañ bi bàyyi lal wi climatisé yooyu teg ko nele te xam ne loolu indiwu la fa dangay ñëw takk si ndik jàpp si liggéey bi fi nga dal sax mën nga fa bañ a liggéey fa nga dalu sax nga war a gën a mën a liggéey. may mën a wax na lu am solo ndax buñ ne màggaluk Touba mariranoo gi dafay bari di leen ñaanal màggaluk jàmm ñi ci yoon wi yàlla teg leen ci yoonu jàmm lépp luñ fay wuti itam suñu borom bi yombalal leen ko. ñu ngi koy jaajëfal bu baax moom Maimouna ci maanaam waxtaan bi nga xamante ne séq naa ko ak moom li mu wax nag am na solo bari na ñu nga xamante ne dañuy jóge fii ci yeneen gox-goxaan yi réew àdduna wër nga këpp sax la ñuy jógee jëm Touba rawatina ñi nga xamante ne ñoo bàyyeekoo fii ci Ndakaaru bu ñu demee rek dañuy toog dugg si néeg bu sedd daal di toog ñu leen di berndeel te nag ñëpp xam nañ ne Touba boo fa demee moom jamonoy berndeel la dañuy forcé la sax li nga xamante ne moom la ñu indi waaye nag yow nga xam ne booy dem sànq Roxoy wax na ko yóbbal dafa baax ndax yóbbal booy dem nga indi maanaam boo yóbbee yóbbal booy ñibbisi ñu mën laa jox yotaale kon kuy dem rek na nga laxasaayu ndax bés bi nag moom ku tedd ki dafa liggéeyal suñu borom bi ba yàlla may ko li mu am kon nag kuy dem bëgg ci li nga xamante ne loolu la ko yàlla may na nga laxasaayu dugg ci waañ wi même boo sañsee boo takkee say takkaay ay lu ne jaar fa ndax nag laxasaay bi ci la bokk liggéeyal sëñ Touba moo la tax a jóg ngir am li nga xamante ne moom la ko yàlla may kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy dem foofee ci bërëb bu tedd ba nañu def li nga xamante ne moom la ñu war a def man jigéen ñi sax laay waxal parce que góor ñi moom lu ci bari seen loxo dina dem bu ñu ñëwee itam dinañ toog jàng xasida toog fu sedd nag moom ñëpp a ko bëgg ndax jamonoy tàngaay lañ nekk waaye nga dem yóbbaale sa njaboot wala nga dem yóbbaale sa xarit am na ñoo xam ne dañoo féex bu ñuy dem dañuy yóbbaale sa xarit sama dal ba macha allah boo demee moom soxna si dalay teral sëñ bi dalay teral waaye nag boo demee bu dul sax si waañ ba foofu takkul nga dem ci benn waañ nga daal di fay liggéey sax lu mu ndaw ki nga xamante ne moo la tax a jóg du la ko xeebal kon ñu góorgóorlu ci loolu bu baax a baax a baax ndax weer wi weeru safar la weer la boo xamante ne lépp loo ci def rek suñu borom bi dala koy fayal boppam rawatina nag nga defal ko sëñ Touba yal na ñu yàlla taas ci barkeem dañuy yaakaar ne bu weer wi teroo rek wër na noo safar maanaam 18 safar bi ñuy wax mu bés bi nga xamante ne moom la sëñ Touba bàyyeekoo fi di exilé wu kon nag weer wi yëpp bu leen neexee sax mën ngeen a safar waaye comme nag bés bi nga xamante ne mooy bésu màggal gi bés boobu la ñuy fësal ay bernde yi bés boobu la ñuy fësal bégal askan wi rawatina jullit yi kon képp ku fa dem rek war ngaa góorgóorlu ba doo dem di xoole booy ñëwit di xoole boo liggéeyee ba pare nga daal di dem nag sangu ba set sol sa yére yu rafet
ngeen toog waxtaan fu sedd fii ngeen dem di ziyaare ji ziyaar bi tamit da cee am solo waaye di nga gis ñoo xam ne Asma dañuy dem ba Touba duñu yegg sax nag te jumaa ja dem ziyaare boo waxee ñu ne dafa tàng dafa lii mais nag màggal boo bëggee am na ñoo xam ne nag dañuy dem nag la xasaay nag di liggéey ku ci mel ni ñoom daayira xale yi nag léegi man wax dëgg yàlla li ma gisee ñuy